bismillah waaye lii mbaa jàmm la tribune yéene kaay ne ca commissariat central day lañ ko fekk mu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la Abdou Faye mi nga xam ne moo àndoon ak booy junne ca daw ga day waaw nee nañ daa xaru dee te njàmpe la xaroo njàmpe gii ñuy sangoo waaw réew mi ko ti yéene dama ne la loolee nekk na loo xam ne lu doy waar la maanaam xaru ga ca garde à vue complice su booy junne ba dee dañ ne kon dafa takk boppam yéene kaay gi ne waaye koo xam ne kon dañ laa garde à vue tëg la bët nan la bët ba rëccee kon police ba looloo jar a laaj laas ne commissariat central googe waaw Abdou Faye day nee nañ ca la xaroo ca giri yee nekkoon ca biir Russie day fa ñuy nooyee waaw fa la xaroo de 24 heures yéene kaay ne en tout cas njabootam gi dana wax source a tamit day nee na police tam dana wax libération yéene kaay ne balaa ñu caa xam nag lu gën a leer ci nan la Abdou Faye moomee mënee yor nag ab njàmpe bay xaru te yow garde à vue nga xam ne laataa nga faa dugg danañ la lambatu fu ne xool la fu ne te tam jàppuleen ne gis nga Abdou Faye moomee waaw te section de recherche day gendarmerie dama ne la guddi la naroon a xaru allahu akbar l'observateur ne man kay maa lay wax nag la sabab xaru gi lee gis nga Abdou Faye mi xaritam bu jigéen bi day G Jaw waaw ba ñu ko tegee loxo Abdou Faye dafa giñ xamal enquêteurs yi ne leen ndaw si la laalewul jegewul yoonam nekkul kon ci coowal booy jinne gi laa la wax ca la Abdou Faye ne daal di sako ci enquêteurs yi ne leen bàyyi leen ko mu ñibbi yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne gis nga Abdou Faye mi xaru waaw wax na xale bu jigéen bi ne ko walaay ma dee moo ma gënal nga dugg ci biir kaso bi laa la wax te nag xoolal baal ma àq de lii lépp maa la ko yeggee alerte yéene kaay ne Seydi Gassama day dal na ci kaw police bi bu baax a baax sax waaw parce que Seydi Gassama xam le ne dama ne la police mënta seet ci lii lée sa responsabilité est engagée dëgg la koo xam ne garde à vue lañ la def den police ca boppam kon bëtam du jóge ci yow dalaa war a surveiller waaye tam mu leer ko ne yorul benn bagage boo xam ni kon mën naa gaaj boppam déet ni waaye xaru di ca am box boobu waa police day dañ koo ñàkk a gis ci xanaa moom Abdou Faye mi la mu daal di xaru dee njàmpe nee nañ ba mu doon sangoo day la xaroo Guy Marius Sagna ne boo leen bëggee dégg-dëgg gis nga suñu poste de police yi la léegi dama ne la ay armeel lañ réew mi quotidien ak info yéene kaa ne waaye ñaata doomu aadama ñoo dee ci commissariat yi la kaay ma limal la Aïcha Camara day fa la dee Aboubacry Dia fa la dee Abdoulaye Wade Yëngu fa la dee Elimane Touré fa la dee Dominique Lopi fa la dee Aline Badara Diop fa la dee Pape Sarr fa la dee ak ñeneen ak ñeneen sax ca jamono joo xam ne nit ñaa ngi dee ci commissariat yi la waaw libération yéene kaay ne nit ñaa ngi dee tam ci tali bi dee accident yi waaye ci juróom-ñaari fan lu tolloo fukk ak ñeent ci ay doomu aadama ñoo faatu allahu akbar accident yi nag li ko gën di indi day mooy camion yi ak seen place yi lée dama ne la xoolal la xew ca université last restaurant yi nga xam ne kon nañu koo caxat-caxatee day waaw directeur général kudd Maguette Sène génnee na yat wa dana dal de source aane Maguette Sène kay DG kudd waaw dana yóbbu na ca tribunal étudiant saay-saay yi nga xam ne kon ñoom ñoo caxat-caxatee kër ga noonu yat wa dana dal de yat wa day dal na ca kaw maître baabu de critique yéene kaa ne dama ne avocat bi kay boo sàgganee dana ñàkk robam ba de maar day taali le quotidien yéene kaa ne moo tuumaal kañ toftal ca procureur Diourbel gale moo taxit njabootam ñoom avocat yi daal di nañuy suspendre nag maître baabu mi lée démb kay la door effet immédiat la maître Abdoulaye Babou day ci source a nee na duma soppi ab virgule un iota ci sama discours ba laa la wax waaw évidence yéene kaa ne waaye poste gii situation bi catastrophique ne yorin nga moom maar day taali poste kay dañu koy dibi comme ni ñuy dibee ndawal fala gaa yi jëm de direct news ne prestataires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Sénélec dañ doon manifester kon ca kaw la gële kilifa bu yaana maar ca lañ ko jàppee de ak yeneen i xale sax ay waay gile sursaane ñaareelu ndengaleer day dana am ca kër Samba Kane gële dama ne la xeex bu mitti diggante baykat ya ak ay gros bras yoo xam ne day homme d'affaires Cheikh Ba la ñu àndal ci 50 hectares yéene kaa gi ne waaye waa APR lan la ñuy xaar pour yëkkati ay daan lal ko ci ndoddug Adama Faye gile waaye kaddu yi nga xam ne kon moom la jaglelee président Macky Sall xamal ko carrément ne ko sa nguur gu ëpp gi lay excès de pouvoir jaaxal na ku ne waa Adama Faye mi baadu dafa am problème ak Macky Sall lan mooy problème bi yéene kaa gi ne li ñuy jaaxal nag mooy répondeur saagakat automatique ya waa COPER kuréel gi njaboote cadre yi task force bi waaye yéen ana ngeen doo leen génn tontu Adama Faye ay maadu bul ko laal bul ko jege la intouchable exclusive yéene kaa ne waaye yow càmmiñal Marème Faye yi lée di saaga Macky Sall te dara du leen ca fekk Adama Faye mi lée APR Grand Yoff Ibrahima Faye mi lée président mouvement Aar Sa Réew buur la goro buur la le témoin yéene kaa ne Mimi Touré ak Macky mi le day Maram ak Birane lañ de duñ juboo duñ bàyyante seen ànd bi day yéegi wàcc entente si jeté moi non plus bi la de professeur Moussa Diaw day nee na seen caractère politique yi ñoo bokkul tribune yéene kaa ne nan la ñuy def nag
ñu wooteel la électeurs ya dama ne la guerre locale yi kon commencé na diggante Ndakaaru Ndiaye Jal Joob ak région yi lée Macky Sall moom taxawaay directeur de campagne yu Benno Bokk Yaakaar la taxawee de ma nga jëm Ndar ak Fuuta de waaye Alaaji Malick Gakou ngi topp ci ginnaawam day alxames ajuma samedi waaw dama ne la Malick Gakou nga jëm kon ca biir Saalum googe moom tamit tourné opposition bi moom dañoo mel ni kuy siisu maître Abdoulaye Wade ak PDS day jug nañu Cheikh Dieng mandataire national la léegi laa la wax lu ci tolloo fukk ak juróom-benn ci ay coordonnateur fédération Kër Massar Sud Quotidien jëlee fi wàllum parrainage googe a dëggal nag le suffrage universel direct élection locale 2022 Sénégal day boo sàgganee CEDEAO dal ci kawam de Mamadou Biguine Gueye day waaw ci élection locale yooyee nee na waa Guédiawaye yéen ñëpp a war a taxaw ni la jàkkaarloo candidature Bougazelli bi xam nga ne lu toll ni Guédiawaye waaw Bougazelli naan candidat la yow mi nga xam ni kon dañ laa jàpp loxo ci poos nga def tojaange goo xam ni kon ci wàllum faux billet maara day taali ay millions gis nga Bouga Aliou Sall du sa morom Mamadou Gueye ne ko yow Seydina Fall Bougazelli yow sa faux billet yooyee nga xam ne ba léegi nii nopp doomu aadama ñi ngi yëngu laa la wax nga naan da nga bëgg a nekk maire Guédiawaye waaye Sénégal ñin lan moo ñu dal waaye ku nekk la nga nàmp ngay jàll de ndax termine yéene kaay nee na xoolal patron di Macky Sall mi lée waxam jarul dóor sa doom de Macky cuuj fii capp fee ay double jeu la mën parce que yow xoolal Macky Sall fii la taxaw naan bor bi nga xam ne ñun africain yi la nañ leen ko annulé nañu ko tubaab yi baal yow Macky fii la taxawaat continuer di leb ba léegi ni la lu jëm ci wàllum góor jigéen gi la mu ne du am fii ci Sénégal te yow Macky Sall fii la dem ci réewu nasaraan yi mais en tout cas góor jigéen yi moom duñ am benn problème ak sama gouvernement bi laa la wax ñu ne ko ak askan wa nag mu ne loolu nag beneen mbir la moo tax ànd sàmm jikko yi nee nañ waxuñu wàllum légalisation de nañ ko criminaliser lañ la wax Macky Sall wàllum troisième mandat bi la fii lañ ko laaj mu ne du ma ne waaw du ma ne déet nii wii nii non critique yéene kaa ne en tout cas Macky Sall day waaw ma ngay dem nag di yëngal gësëm ba gànnaaru gu réew mi waaloog Fuuta li ko war Podor Matam ndaw ndaje mu xumb waaye Macky Sall de gis nga tournée bi ak lu mu xumb waa Fuuta ak waa Dagana ak waa Logoge nañ xam ne ci pétrole bi lañ bokk waaw moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën ci war a mën a mele police pour ñuy am xel bu tey wala doute ci nii waa ji xarawul am na yoo xam ne aussi parce que lu mën di am police dañuy def ay njuumte comme ni ko journaliste yi defee douane da koy def parce que nul n'est parfait mais bala ngay incriminer lëf te mu nekk ci enquête te nga am confiance ci enquête boobu nga na ngay bàyyi mu terminer ba noppi c'est-à-dire que su ma protéger ci wàllu fumiste gis nga nit mënut a foog bokk ci fee yoo xam ne xëy na bakken daf ci rot wala jëf yoo xam ne xëy na crime la woon ci première fois ba mu dawaat te yëpp ñëpp ñiy wax noonu ñëpp xam nañu ni yoon bu ñu la daanee juróomi at boo dawee boo ñëwaatee am na yeneen juróomi at yu ci yokkuwaat avant ñu lay àttewaat mais totaliser 12 fois yi nga xam booy jina daw na ko benn bu nekk nga xool benn yoon bu nekk nga xool ñaata lañ ko tegoon comme peine et ñu osé demander que penam jeex na c'est-à-dire dëkk bi dafa mel ne amul woon gis nga sentiment ñun ñëpp ay mbokk lañ bëgguñu lu ñaaw mais gis nga alxaqu dëgg lay doon du mus a changer mënuñu nekk ay fumistes yi dañuy door chaque jour ci lu féete ak nguur wala république non parce que bu ñu amee liberté di wax république boobu moo tax bu amee ci biir république ñoo xam dañuy jalgati même bu ñu contrôler république ñooñu dañ leen di contre ñoom itam wax leen ni li ngeen di def du dëgg gis nga Sénégal bu ñu cautionné banditisme bu ñu cautionné ak sàcc bu ñu cautionné daw ci kaso bu ñu jël ay tuuma itam teg ko ci kaw ñoo xam ne ay honnête citoyen lañ police bi nit la gendarme bi nit la douanier bi nit la comme politicien bi ni mu nekk nit mais parce que opposant la fi ma xool ngay xool je suis désolé droit de l'homme dañu koy wax mais nañu xool que ñi ñuy accuser itam am nañu ay droit donc bu ñu honnêté nañu bàyyi enquête bi aw ci yoonam bu ñu eggee bu ci cëppaandaw ja lu bëkk dem nañu sanctionné ay policiers yu bokkoon ci booy bi ñu doon dàq Fatick sa Fatick Jakarta ba mu taxawul leen ci kanamu baax yi atte leen ñu ngi mën a yeneen enquête ci enquête Touba la même chose ñu ngi mën a enquête ci policiers yi nga xamante ni bii booy yi deewoon ci manifestation yu mujj ñu ngi def ay enquête mais attendons voilà Mamadou Fofana Ibrahima Sall moom nee na c'est que xel dafa mënul nangu ñu ne garde à vue lañ la def nga faatu nga xaru si njàmpe nee na njàmpe la muy def si kaso bi dañuy teewlu ak kàddoom moom mooy association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus ñu teewlu ko
xale bi ñuy wax Abdou Faye nee nañu dafa xaru ci commissariat central bu Ndakaaru en tant que ASRED dañuy wax ne loolu dafa tey xel te logique nanguwul ay doomu aadama ñu téye leen ci commissariat yoo xam ne ña ngi leen di surveiller ay garde ak lépp ñu yeewu suba ne la kooku xaru la loolu moom xel dafay tey même bu fekkee loolu dafa nekk war nañu génn ñu wax nit ñi ci yan anam la xaro par ñëpp xam nañu ne buñ lay dugal ci gri bi dañ lay simmi dindi sa ceinture doo mën a am benn jumtukaay boo xam ne diñ ko mën a jëfandikoo ci biir commissariat bi pour mën a xaru ñun dañuy interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy ONLP ñoom nga xam ne ñoom la bërëb yi nga xam ne fa la ñuy teg loxo doomu aadama sàkku nañu ci procureur de la République ñu tëj ci enquête leeral nit ñi li lëndëm ci mbir moomu yëpp ndax noonu la demee. Mamadou Fofana. alors benn bi mooy jàngat bi mooy bu njëkk bi mooy waa ji xaru Libération tey bind na ko mu ne bañ ko jàppee mu nekk session de recherche parce que gendarmerie ñoo leen jàpp. ca Missirah alors bi mu nekkee en garde à vue njëkk na guddi gi nee nañ ci xaaju guddi muy mbëkk miir ba bëgg a njëkk xaru. nee nañ ci la gendarme yi daw ñëw si. fekk si ko foofu noonu. téye ko maintenant kooku moo demaat ca police centrale defaat fa li ni mel parce que nekk na acte boo xam ne da ko prémédité. voilà deuxième tentative la ça a marché malheureusement mu nekk beneen acte boo xam ne da ko prémédité alors tey boo nekkee garde à vue peut-être yaakaar nañ ne ci biir commissariat la nit gën a war a nekkee ci kaaraange. alors bu nit ki nag prémédité dara à la décharge de la police. boo fay dugg dinañ xool. oui dinañ la xool ça moom c'est sûr dinañ la xool pour ceinture rek yooyu d'habitude. loolu nit ñi di gën a bàyyi xel parce que njàmpe bi loolu yëpp fa laa jëm si parce que fa laa jeexalee parce que loolu magistrat bi nga xam ne moom mooy procureur de la République forcément day ubbi enquête. c'est sûr xaj na ñoom police mënaguñ ci wax. waa justice également mënaguñ ci wax mais dinañu wax déterminer lan moo indi njàmpe ba dugg ba foofu noonu ñi nekk garde à vue dañoo war a am njàmpe di ko sangoom déet loolu war nañ ko leeral kii nga xam ne ñàkk na bakkanam te prémédité loo xam ne njëkk na ko def ci biir gendarmerie encore ñëw rééditer le coup ci biir police bi nga xam ne jàppoon nañ ne peut-être fa la war a mënoon a am kaaraange à la décharge je dis bien de la police ak de la gendarmerie loolu yëpp dafa nekk loo xam ne enquête bi moom moo koy leeral donc je crois li Mansour wax teel di wax ak yooyu nekk na loo xam ne lu ñu war a moytandiku la comme enquête ubbi nañ ko foog naa ne waruñu dem à charge ci qui que ce soit. beneen bi moo di ne il faudrait que police lii nii parce que tamit ñi ñàkk seen bakkan ci police ak gendarmerie aussi bëri nañ. maintenant du ñu wax ne kat c'est parce que ils ont été négligents non mais na ñuy gën a bàyyi xel surtout ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di téye ñu nekk ci détention wala ñu nekk ci ay retour de parquet yooyu parce que nit ki am na fu muy toll ci jàpp na ne dañ ko tooñ wala jàpp na ne dañ ko téye ci téen gu amul goo xam ne du yoon mun na ko pousser mu def la nga xam te ne waru ko def. bu amoon altercation sax foofu na bu fekkoon waa ji xam nañu ni police bi ñu koy jàpp amoon nay jàppante kenn du jéem a de douane police. mais loolu daf ci amul dañ ko jël transféré ko foofu noonu pour mu dem toog fa. mais tey ñi bëgg a ñoom àtte xaat juge xaat chargé xaat est-ce que ñoom ñoo gën a responsable commissaire bi nekk foofu. il faut arrêter itam. ci wàllu politique itam bëgg a nekk nihiliste toujours yow ci côté saaga ngay xool bëgg a dóor. mais bu dul woon police ak gendarmerie ak douane république du existe. loolu am ba ñuy wax ay droit te ñiy xeex ñi chargé police tey di défendre loolu mais ñoom ñooy défendre góor jigéen. et tey bu ñu waxee saaga ci ko police nga ànd ak ñoom. bu ñu cautionné góor jigéen nga saaga leen. c'est-à-dire souvent doo xam nit ñi lan la ñuy xalaat gis nga resté leen ci wàllu dëgg. dëgg rek moom mooy sax. jaajëf du ñàkk antenne bi yëpp l'enquête bi nga xam ne ubbi nañu ko dana leeral lépp te yàggatul dara ndax lu mu ci manti doon suñu police yi suñu takk-der yi xarañ nañu lool te saa su ne dañuy am ndam ci l'enquête yi ñuy sumb ñu àddu jëmale ni leen ko waxee ci ndorteel li ay garab yu bon yu ñu tegati loxo waa douane ñoo fa jaar 4-5 tonnes ci ay faux médicaments la brigade maritime bu Mbour teg loxo si diggante Mbaling ak Thiaroye jëm ci opération bi ñu tuddee boucle du littoral faux médicaments yooyu ñu ngi ko xayma ci lu ëpp téeméeri genn wàllu milliard su suñuy koppal ñu bëggoon ko àddi sa marché bu Thiaroye ci beneen fànn it ngir xeex li nga xam ne mooy wàllum criminalité bi douane teg na loxo lu toll diggante benn fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru juin lu toll ci junni yu tegal juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett ci ay kilogramme chanvre indien maanaam yamba loolee ñu ngi ko amal sa Petite Côte bi diwaanu Fatick jàpp Kaolack Alassane Balde di ci dikkat.
douane bu Sénégal daal di defati jéego ci xeex bi nga xamante ni mu ngi koy xeex nag lépp lu jëm ci wàllu trafic ak ñoomin seen gannaaw opération bi nga xamante nag door na ko mu duppee ko bouclage du littoral jot na cee am ndam ñu rëy ndax lu toll ci 4 tonnes ak genn wàll ci ay médicaments yu baaxul lañ daal di teg loxo diggante Baling ak Caaxoy ñaari doomu aadama lañ ci daal di jàpp rawatina chauffeur bi ak ki nga xamante nag moom boobu les marchandises nekkoon ci diwaanu Caaroy gannaaw bañ koy teg loxo sax moom nag jot nañoo fekk ci loxom quantité bu takkul ci garab loolee nag mu ngi ko daal di nëbb ci ab kër bi nga xamante ne nag dafa daal di yàqu dendeek marché Caaxoy li ñu jàpp nag amoon li ko jiitu rawat na fële ca diwaanu kër ay lu toll ci faux médicament jàppoon nañ ko ñu xayma ko nag lu toll ci 1 milliard ci sunuy koppar lu weesu nag garab bi nga xamante ne teg nañ ko loxo douane it def na beneen jéego lu jëm nag ci wàllu chanvre indien ndax loolu it jàpp na ci lu toll ci 1 tonne ak genn wàll ci diwaanu Mbuur ak ca Fatick rawat na ca Fimela ci xayma lu toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay kilogramme lañ daal di jàpp diggante Petite Côte bi jàpp Fatick ba Kaolack ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay kilogramme lañ daal di jàpp ci diwaanu Nianing kannaaw ba it douane daal ne teg loxo lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñetti kilogramme ci chanvre indien ca diwaanu Kaolack lépp nag ñu daal koy xayma ci sunu koppar yemook juróom-ñaar millions ci franc CFA. El Hadj ñoo ko gisandoo garab yi nga xam ne tegati nañu leen loxo genn wàllu milliard si la ñu ko xayma si ne bat si lu ëpp junni ci ay kilogramme tegati nañu leen loxo saa su ne ñi ngi teg loxo waaye terew saa su ne gaa yaa ngi jéem a andi de. mam gis nga ñuy def fraude médicament trafic médicament duñ ko mus a bàyyi. lu tax duñ ko mus a bàyyi mooy Sénégalais bi ci boppam moo soxla am médicament boobu te gisu ko. parce que pharmacie yi nekk Sénégal ñoo doyul. pharmacie yu doyul ñiy génn am ay diplôme di génn. te bu ñu defee demande chaque année li ñuy jox ci ay autorisation dafa néew. ba léegi am na ay quartiers yoo xam ni fii ci Sénégal wala ay dëkk yoo xam ni pharmacie luxe la fa. alors ñi bëgg a ubbi pharmacie yi ci gox yi gën a sori ci Sénégal ñu ngi fi am nañu ay moyens jàng nañu ko autorisation donc moo tee ñu ubbi ko mais bu fekkee nit ki dafa tawat ñu bindal ko ordonnance mu war a faju te amul pharmacie bu mu ko jëndee te ci biir pharmacie yi aussi ci biir demande yi am na ay info yu commencé senn bu fekkee maam da ngay jaay. 100 paquets paracétamol par jour nga ñëw commande par mois. nga ñëw commandé 10 000 paracétamol foo koy jaayee ñen nga koy jaay. ñen ñoo koy consommé. donc dafa am benn mafia boo xam ni faaw ñu leeral loolu ba noppi bu fekkee nit ki dafay indi garab fii Sénégal fan la koy jaay. xam nga ki jël ay millions def ko ci médicament di ko fraude pour dugal ko Sénégal am na cible bu mu koy jaay xam na fan la koy jaayee ji. ñooñu di ko jëndaat itam xam nañu fan la ñu koy jaayee ñaata yoon ngay gis ku dem pharmacie te du am garab dem kër sëriñ bi jënd ko fa. donc bu ñu bëggee xeex trafic médicament bi faaw ñu ubbi pharmacie yi mu doy ci Sénégal. ba nga xam ni saa boo amee médicament mën koo jënd bi ci des générique yi nga xamante ni bii jàpp na la nañu ko nit ki ba bu ñu la nee bii 5000 francs lay jar am na bu mel ni moom te tolloog moom di jar 2000 boobu itam ñu gën ko sakkanal ba nga xam ni. néew doole yi daañu mën a am accès ci médicaments yi lu dul loolu ku tawat di nga faju médicaments yi ci mbedd mi la ñuy jënd. te xam nañu ko ñoom boo demee marché Tilène da nga gis jaaykatu doom yi di taxawaalu. bii day faj bopp bi metti bi loxo bi metti bi tànk bi metti. pharmacie mbagg yi amaguñu volonté pour xeex ko dëggantaan douane nag mu ngi def liggéeyam ni mu jaadoo mooy fexe ba. dogaale loolu bu dugg si. mais nag bu ñu jàppee benn xalaatal ñaar moo jàll. bu ñu jàppee benn xalaatal ñaar moo jàll te aussi boo seetee ba si biir dafa mel ni bëri na ay complices yu nekk ci biir ñoo xam ne ñu ngi ci secteur bi parce que bi passé bii nekkoon Grand Yoff gis nañu ku ñëw doon andi bon pour jël commande am te pharmacie. si pharmacie la jógee. lu koy wane Mambay lépp mooy lu ko ëmb mooy la santé coûte cher au Sénégal bu fekkee ne tey. nit ki pour mu mën a jënd garab boo xam ne da ko mën a jëfandikoo daanaka ticket téeméer ba nga xam ne moom la war a mën a demee ca poste de santé ba sax pour mën a def consultation da ko të kooku boo ko bëggee jënduloo garabu pharmacie wala nga bëgg ko jënduloo yenn garab yi du ko mën alors loolu mooy indi gaa ñi xam nañ ne que comme réewu Sénégal réew mu néew doole la pouvoir d'achat nit ñi ñu ci bëri attanuñu wala seen situation sociale may leen ñu mën a jënd garab kon boog bu ci pharmacie bi te ñu recommandé ko la ñuy def moom mooy dem ca taaba gële nga xam ne 100 francs dinaa mën a am benn tablette paracétamol wala ab 200 dinaa mën a am garab bu naan ñokket ak yooyu nit ñi foofu nañuy dem alors loolu day encourager nit ñi voilà day encourager nit ñi pour ñu nekk ci yile pratique beneen bi mooy tey demal ci pharmacie est-ce que xam nga ne médicament yu bëri ñi ngi en rupture jamono ji médicament yu bëri waxuñu ko de mais médicament yu bëri boo demee ci officine yi ñi ngi en rupture parce que tey Sénégal au lieu que ñu gën a yombalal nit ñi peut-être ñu mën a indi garab jaarale ko ci yoon
mais dañoo durcir les choses de telle sorte que tey même bu fekkoon beneen garab la boo xam ne surtout feebar yii di ay cancer yii di ay hyper na la tuddati tension yeeg yooyu noonu nit ñi di ko amee mais garab yi nga xam ne tey nit war na ko fi mun a dugal mu jaarale ko ci yoon te mu yomb askan bi mën ci jot mais boo ko tegalee ma foi loo xam ne lii da koy leer ne pour mu bënn barrage bi dugal ko fi problème lay doon kooku day préférer dem jox ko ñeneen et ce sera au détriment du peuple sénégalais donc je crois li nga xam ne mooy autorisation de mise sur le marché d'un médicament Sénégal rigidité bu ci am ci li nga xam ne moom mooy procédure yi nañ ko xoolaat ça va encourager nit ñi ñu mën a dugal garab rupture yi am tey ji nii jamono ji nit ñi di ko jànkonteel dina mën a dañ et que dina mën a may accessibilité ki nga xam ne néew bi doole la mu mën a jot ci garab ñu tali sa yéen Jalaaw foofee mouvement bu yees la ñu fa taxawal tuddee ko Jalaaw mieux et autrement ñoo doon def ak taxaw seetlu ci jafe-jafe yi nga xam ne gox bi moom la jànkonteel jafe-jafe yi sa gën a fës moo di ñaari pôle urbain yi ñu fa bëgg sañ ci waaye it ñaari port yu nga xam ne jot nañu ko fa maanaam jamono ji sa la ñuy dox port bu Sendou ak Bargny jàpp port bu Ndayane si loolee sa dañ siy dikkaat ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. amal ay coppite ci dundin ak nekkinu askan wi yenn sumb bëccëgu weccante ak sottante xalaat ci jafe-jafe yi gox ba nekku jiite amul lenn lu ñu nëbb ci seeni yéene. ñoo nekk ci mairie yenn pour wax leen ni ñun dañuy jóg taxaw pour jël mairie yenn yaakaar nañ ne bu ñu fi nekkee lu ëpp daanaka ñaar fukki at ak léegi doomu yenn ay cadre ay intellectuel mais ay mool ak ay baykat ak ay nappkat ay jigéen yu am valeur yuy xeex ngir seen bopp ñëw pour aw ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. yéen di dëkkub tourisme xam ne lu ëpp ci askan wa napp la ñuy dundee ñaari port ak benn pôle urbain ñu nar ko foo samp askan wa di xaar nguur gi mu boole leen ci waxtaan wi soxal yooyu lekk projet. naka la ñu mën a nekk si diggante ñaari port ak plateforme bi nga xamante ne mu ngi si biir géej fii les pétrolières ñuy jaxasoo ak ay bateau di jaxasoo ak ay infrastructure te ba léegi état bi waxaguñu aussi ñun ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk fekk fi baax di liggéey ci napp. naka la ñuy def ba mën a nekk ak infrastructure yooyu yëpp. Jalaaw mieux et autrement wéral lu weesu ay téeméeri dajeek askan wa nara nag taxawee tànk yu diis lool ci joŋontey élection locale yi ñuy dëgmal. ñu bawoo sa yéen Jalaaw wutali sa kër Madaro département bu Thiès commune bu Notto Diobass foofee askan waaye jafe-jafe képp la ñu jànkonteel gën a caa fës amuñu bërëb bu fajukaay wala la fa nekk ci tur képp la yem waaye it ndox ma ay jafe-jafe képp la ñu jànkonteel ngir jot sa kañ sa joxoñ baaraam moo di kër gii di Aquatec ñoo dooleeku ca usine bi ña fa teg di SIAC nga xam ne wàllum pollution la leen bëgg a reyee ñee dëkk sa gox ba sax mënuñu faa amum xëy Ibrahima Niang yor seen kàddu ñu teewlu ko Mbaytal Xuma. gis nga cas de santé bii dara amu fi tey boo daggoon sax da nga dem Thiénaba wala Thiès jigéen ñi si dëkk bi ñëpp si kalandoo yi la ñuy amee doom affaire bi met trop nag te mënuñu ci dara beneen bi ci des muy affaire forage bii ku waa teg boo leen amelee 500 francs boo ne coupure 5000 francs la loolu kenn mësu koo gis ndox mi dafa xeeñ fi mu ne nii benn solution amuñu ko ci bëgg nañ ñoom it buñ ñu déggee ñu dimbale ñu ci forage Kër Madaro bi beneen bi si na ko muy usine bii plus de 10 ans mu ngi fi liggéey amalul njëriñ dëkk bi jeunes yi dëkk bi liggéeyuñ fi ministre Alioune Sarr mu ngi fi mais carrément dugalul loxoom ci dëkk bi bëgg nañ ku ñu dimbale nag buñ ñu déggul ñu ngi toog di leen xaar rek xam naa li fi amoon moom amatu fi élection ñëw nga ñëw wax sa soxla ñu génn déglu la tàccu la nga dem loolu moom jóg na fi. le député du peuple bi de sonn nañu sa kër Madaro ñu ngi féetee sa commune bu Notto Diobass nee nañu nag ñu ngay daan xaafu takk nañu taxaw comme teg faale ñu leen ñu ngi leen daas nañu fanaanal di leen xaar. wala ci ce qui est grave mooy bi ñu ñëwee di gas forage ak OFOR. dañu amoon confiance ci Sénégal parce que office la boo xam ni waa Sénégal ñoo ko moom. mais ñun ba léegi consommateurs yi sénégalais yi surtout dëkk yooyu ay Tent Baab ay Kër Sadaro Kër Madaro dëkk yu ñi nga xam dañu dëgmal di génn ci village di dem ville maanaam rural dem urbain da ngay gis ni yëpp dañu jël seen exploitation gis nga li ñu defal Aquatec boo ko defaloon golo sax mu nekk milliardaire golo. wallahi gasal la forage defal la branchement. nit ñi abonné ba noppi ba lépp noppi ñu ñëw jox la gestion bi et li ci gën a grave mooy Aquatec bi muy ñëw dafa fekk forage bu nekk localité bi dafay am ndox 24 heures sur 24. maintenant da ngay gis localité bi ñooy am ndox la journée beneen côté bii ñooy am ndox guddi gi boole ci yokk seeni ay facture ci façon boo xam ne kenn mësu koo gis ba noppi di jouer ci jours yi par exemple tey la ñu ngi ci mois de juin wala juillet. dañuy def sa facture 28 mai. 2 juillet yow da ngay foog ni 2 mois ngay fay comprendre nga donc dañuy bàyyi ñaari fan ci mai bi nga gis existence mois de mai
nga gis itam ci fin wu facture bi 2 juillet nga gis existence juillet. nekk mai juillet. da ngay foog ni mai juillet ngay foog ni 2 mois ngay fay. fekk na benn weer la muy mois de juin parce que fee benn fan la ñu fay jël fii ñaari fan. muy beneen xeetu càcc ñetteel bi ci des mooy li waa ji wax sànq seen porte parole bi. boo leen amee les factures 2000 bu xawee tardé benn fan. ñu indi le boo de coupure 5000. muy benn jaay doole goo xam ni. gouvernement bu Sénégal bàyyi ay étrangers di ko def ay sénégalais. la kenn xamul fan la tege bu seen eau moom moo pur non seulement joxewul ndox seen eau gas yëpp yi coupé. mais mi ngi commencé jël xam nga offre dafay gas jox Aquatech exploitation mais dëkk yi gën a mag yëpp seen eau moo ñëw jël gestion ndox ba fekk na fa installation fekk na fa ay compteur fekk na fa lépp ñëw jël forage bi di ko exploité mais force nit ñi kenn ku nekk da ngay defaat beneen abonnement. te beneen abonnement boobu dafa am délai bu muy jeex bu délai bi passé au lieu nga abonné ay 19 000 wala 20 et quelques mille mais da ngay abonné plus de 100 000 francs. mais ak càcc ak arnaque goo xamante ni bi man loolu nu ko gouvernement bi mën a bàyyi gars yi di ko orchestré ci biir Sénégal la kenn comprendre lan la parce que loolu amul explication. xam nga El Hadj du ko wax. Fofana. En toile de fond loolu yëpp. parce que ci kaw ay. contrat signante contrat. ci la dóor yu bëri di amee. parce que boo xoolee problème mu ndoxu Sénégal on ne veut pas le régler te contraste bu ci am c'est tellement patent da nga naan lii nan la mën a nekkee comment le Sénégal mën ndox wër la yow nga am problème mu ndox. loolu benn la. deuxièmement bu ñu dalee am indépendance ba léegi. ndox mi ay tubaab du ko gérer waaw ñun kon ñun daal la tubaab ya da xalaat ñun mënuñu ko xalaat. pourquoi compétence ak li nga xam ne mooy technologie bi nga xam ne am na fii nii mais ñun suñuy doom mënuñu ko def xam nga lan moo ko waral parce que dóor ya nga xam ne ña nga cay yaakaar di renouveler de contrat bii nii renouveler beneen contrat te loolu tant que ñi ngi réfléchir ci sama poste balaa poosu askan wi bu may négocier sama poste ba pare ces problèmes là ne seront jamais résolus parce que loolu moo lay may nga mën a enrichir loolu moo lay may tey jii nii nga mën yi am situation sociale boo xam ne bu jégg dayoo lay doon et que demain lu mu mënti doon da nga naan man la ca amoon solo mooy lan tekki naa sama yoon new ci dëkk nag buy doxee noonu mentalité doxee noonu dëkk boobu du mën a dem kon donc le problème du Sénégal par rapport à l'eau c'est parce que on ne veut pas le régler te amuñu volonté pour régler ko parce que dóor ya ca nekk. xam naa nag du ñàkk suba dinañ ci gën a waxtaan lu jëm ci wàllum mbay mi it nawet bi door na semence yi jur na jafe-jafe ak démb rek xaw nañ si boros tuuti loolu xam naa El suba il faut ñu wax si. waaw dinañ ci wax grève bu technicien yi. nañ ci wax moo sooke affaire yi. grève bu techniciens yi mais déjà ñu ngi commencé indi amalgame parce que ñu ngi am na yenn ci ay association ay producteurs ñu ngi commencé dal ci kaw techniciens yi alors que ñu ngi def erreur bu mag a mag a mag techniciens yooyu mooy tax ñuy am jiw techniciens yooyu mooy tax duñu leen jox jiw boo xam ni genn wàllu saaku gerte bi suuf lay doon nañu xeex loolu ba noppi xeex itam ni ñuy jële suuf si ci baykat yi pour ñu mën a am espace bu ñu bay mais bu ñu fi nekk ñoom baykat yi bu leen kenn nax awale ko ci wàllu politique ñuy attaqué ay techniciens ay ingénieurs agronomes yi nga xam ne politique gu ñu xam-xam la ñu am di leen jàppale ci wàllu mbay mi ingénieurs yi ay victimes lañu ci ni ñu leen ñàkk fullaale ci condition de travail yu baax pour ñu mën a assister baykat yi te boo pratiquer ingénieurs yi nga xam ne depuis 83 doon naa travailler ci ay ingénieurs suñu village ci ay xeetu dugub semence jiwu suuna yoo xam ne dañ ko doon jéem a certifié ak benn technicien ndeysaan mu ngi tuddoon ñaa nga xam ñoom liggéey bu am solo bi ñuy def gis nga semence certifiée lu avéré la lu am la donc baykat yi nañu ànd ak techniciens yi te bañu topp wàllu politique yi pour di leen attaquer bu ñu dumbooyee mbay mi daañu gis conséquence bu ñu eggee ci jamono récolte bi xam naa nañ ci gën a yaatu loolu c'est promis suba dinañ ci waxtaan insha allah ay te ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon tàggat yaram Pape Mante Mboup daal di teew man kan asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mame Ndiaye. kay tey. alhamdulilah. ak waa Jam City. waaw ñëpp ngi si jàmm. ak Dougar. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. basketball coupe du maire Duc AS Douane ñoo dem final. waaw nit ki démb nag lañ doon amal yooyu la demi-finale kon ñu jàpp ne nag Dakar Université Club moom moo daan ñii di waa Mermoz 83-62 ñii nag di waa AS Douane ñoom ñoo daan ñii di waa USO kon ñu jàpp ne boobu la jogante sax 57-40 la mujjee mu nar a nekk nag final gu am solo ci ñaari équipe yi nga xam ne daanaka bokk nañ nag ci meilleure équipe yu championnat bi ci basketball ci noonu dañ ciy teewlu kii di Mamadou Gueye Pa bi muy tàggat ñii di waa AS Douane ak Parfait Adjibon ci micro Soxna Fall.
final bu neex a neex ku xam big xam Douane xam ne ay final yu neex la ñuy faral di jouer ñu am benn coach bu mag ay joueurs yu baax a baax a baax certainement dañu bëgg ñëw tamit gars yi jëlaat encore seen revanche ces 2 dernières années. Sénégal. football lañu yàddu jëmale résultat programme 32e finale bu coupe du Sénégal. waaw démb nag la ñu tàmbali lu jëm ci wàllum 32e de finale jëm ci coupe bu Sénégal mu mel ne nag équipe bi nekk ci Ligue 1 bi moom tollanti nañ ko waxtu wi jàppal ne Génération Foot ni que noonu AS Douane ñaari tali Stade de Mbour ak Dakar Sacré-Cœur jot nañoo nag qualifié Génération Foot moom moo daan ni ki démb kon Olympique bu Ngor. ñett ci benn AS Douane moom moo génnee nag ñii di waa Don Bosco ci boobule coupe gannaaw bañ demee nag ci prolongation yoo ñaax ci dara Dakar Sacré-Cœur moom daan ñii di waa Bignona FC benn bal ci dara ñaari tali moom moo éliminé ñii di waa AGEL bu Rufisque ñaari bal ci benn Stade de Mbour moom ci teg dóor yi nag la mujjee daan ñii di waa Almami bu Saint-Louis juróom ci ñeent temps réglementaire bi nag 0 but partout la ñu def ko ñu jàpp ne nag ba tey ci yooyu la jongante Africa Promo Foot moom démb moo daan Amitié ci teg dóor yi ñett ci ñaar Olympique bu Ziguinchor éliminé EJ Fatick juróomi fukki tiir ak ñii di waa EJ nag am juróom-ñeent la ñu dugal kon ñu jàpp ne ni ki tey nag bokk na ci jogante yi ñu gën a xaar bu 16h jotee foofu ci stade bu Ngalandou Diouf choc bi war a dox ci diggante nag Tëngéej FC mi nga xam ne moo yor raaya gi ak Jaraaf bu Dakar nga xam ne boobu la compétition moom moo ci ëpp nag lu ma ko jël fukki yoon ak juróom la ko jël boobu la trophée Casa Sport ak Jeanne d'Arc la ci stade Aline Sitoé Diatta 16h30 nag Mbour Petite Côte mooy dalal Linguère bu Saint-Louis ci stade Lamine Gueye AS Cambérène ak Jàmbaax lay doon. Diouf moom supporter ne tey moom kenn du leen tere toog ci turbine bi nga xam ne dañ ko tëjoon. suba lañ koy ubbi. waaw ko am na yaakaar ne suba lañ koy ubbi kay. am nañu Papa Ndiaye xaañ ji ñoom loolu lañ wax weesoo suba nag léegi. waa TFC ñu mën a nag seen ay action nañu muñ rek waaw nañu muñ rek xaar. ci assemblée générale fédération sénégalaise bu football jàpp nañu ko weeru août. waaw ni ki démb nag lañ doon taxawal lu jëm ci wàllum commission électorale bi commission de recours bi kon ñu jàpp ni sax boobule commission électorale nag kii di maître Seydou Diagne moom moo ko nag fas yéene jiite maître Mouhamadou Diop moom moo remplacé maître Mouhamad Seck ci commission de recours bi nga xam ne ci teewaayu nag maître Augustin Senghor bi nga xam ne moom moo ak ay ñu nekk ci fédération bi ñoo ko doon nag taxawal kon ñaari commission yooyu la nag ñoom ñoo fas yéene nag xool nu ñuy def ngir taxawal calendrier électoral bi di fàttali nag assemblée générale bi dinañ ko amal ni ki juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan ci weerum août ci noonu jotoon nañ nag teewlu kàddu kii di maître Augustin Senghor en tout cas lu ci mënti am daal bëgg na nag boobu li commission muy nag ñaari commission yooyu la ñu doxal nu mu waree ba nag élection yi ñu amal ko ci en toute transparence kon Mambay fii la ñu ndar keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. rendez-vous à 8h 12h. waaw 12h ak Simon Pierre Faye. 13h avec le député du peuple. El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf waay El Hadj. jaajëf maam bu subaa ak jàmm incha allah. comme nawet gi door na. waaw léegi ñu dem tool incha allah. léegi ñu dem ci tool yi incha allah. tool yi wala màkk. màkk itam ñu bind ba pare. màkk amul mais xam nga màkk moom daawuñu woon empêché sax ñu dem tool. parce que fi nekk nii ruuj nañu ba noppi dañuy xaar mu taw. ruuj nañu ba noppi maa ngi dégg baati ma neex quoi. ruuj nañu mais faraguñu nag. donc li ndox yi wadd noonu du bët sebbeegul de. loolu la ñuy wax am rëcc. da cee rax rek. rëcc mooy wane ni cooroon bi tàng na quoi. ok loolu la ñuy wax am rëcc boo jiwee dugub day nëpp kenn du xalaatu la jiw gerte. fu mu nekk kenn du jiw non en attendant dañuy profité nag loolu mooy gaawantu leen. waaw gaawantu leen nag fi ne di des ba xamul yooyu am rëcc xam naa loolu kay xamul yooyu xamoo ko waay. xamul yooyu kii gu nekk Dakar la sama xarit nga bu ma def mooy lan faru dugub mooy lan faru dugub Mambay bu fekk nag mooy lan